yéen a ngi seetaan MMD Média gouvernement bu Sénégal wax nañu jàngalekat yi wax nañu ñun tam daañu indi suñu xalaat année scolaire 2021-2022 gouvernement bu Sénégal nee na dafay génne lu toll ci fukki milliards ci francs CFA fii ak ñetti at nga xam ne dafay nekk fanweeri milliards ci francs CFA ngir ñawale ko xale yi ay uniforme muy tenue yi nga xam ni li ci seen politique mooy ñu bañ a xàmmee ki baayam man ak ki baayam mënul bañ a xàmmee famille yi wante mën identifier itam école yi ak ban école la ndong bi bokk lu ñu musaan di gis la ci wàllu enseignement ci Sénégal wante eggagul woon ci public gi gouvernement bu Sénégal nag nee na daf koy initier dugal ko ci public bi waaye du doon luy daj nag ci benn at ndax at bu nekk fukki milliards lañu ciy def bu ñu ko programmé ci ñetti at mu nekk fanweeri milliards waaw partie bi nga xam ni ci école yi dañu leen a jagleel 10 milliards yi ci année scolaire 2021-2022 ñooñu est-ce que année scolaire 2022-2023 dañu dul am yeneen tenue yu bees dañuy ñawal ñeneen beneen partie bàyyi ñi amoon daaw est-ce que tenue scolaire mun na dem lu toll ci ñaari at faw ñu clarifier ñu leeral ci gan anam la ñuy utale xale yi ay tenue question la boo xam ni faw gouvernement bu Sénégal dina ci tontu waaye dañoo jàpp ni ci suñu xalaat li gën a nekk farata te noonu la ko jàngalekat yi waxee moo ñu jële fii abri provisoire muy mbaar ak sàkket ak kirtinding yi nga xam ni élèves yu koy fréquenté nekkuñu ci benn cadre bu baax nekkuñu itam ci wàllu njàng mu ànd ak qualité ndax fa ñu nekk mbott dafay génn jaan sindax yalt boole ci itam bu layee fi ñuy toog dafay tooy day beqi loolu kon mënta ànd ak nekkin wu sell wu tuut tànk yi mën a jànge abri provisoire yi nekk ci Sénégal ci xayma toll na ci 5,000 saqet yoo xam ne ay école lay doon tey ñawal xale yi ay tenue wala tabaxal leen salle de classe yu baax yu ñuy jànge ana ban moo ci gën a nekk farata ci suñu xalaat bi gën a nekk farata mooy fexe wàññi abri provisoire yi nekk ci Sénégal gouvernement bu Sénégal nee na dañoo bëgg bu école ubbee ñu vacciner jàngalekat yi balaa kenn di jàngale ji vacciner itam élèves yi wala comme étudiants yi ci ni ñu ko annoncé lu ci mën di am bu fekkee dañ ko bëgg a def obligatoire ba jàngalekat bu nekk balaa ngay dem sa école da ngay vacciner wu na nekk lu ñu généraliser ñépp vacciner wu te bu boobaa loi moo koy saxal parce que vaccin yi nekkagul obligatoire pourquoi ñu bëgg a ber jàngalekat yi obligé leen ñu vacciner wu balaa école di ubbi Saourou Sène nekk njiital SAEMS nii ma waxe noonu la xalaate bu amul texte wala loi bu koy saxal mënuñoo wañ loxo benn jàngalekat mu vacciné wu ndax jàngalekat bi sénégalais la citoyen la bu fekkee forcé wuñu ñépp ñu dem vacciné wu ji mënuñoo forcé jàngalekat bi mu vacciné wu ji dafa laaj benn concertation dafa laaj weccuwante xel ak xalaat waaye duñ ko leen ko obligé forcé leen ko bu fekkee defuñu ko lan mooy doon conséquence bi ak ndax dafay am ay sanctions en tout cas Saourou Sène teel na leen a dànkaafu ndax lii ñu namm nekkul li indi solution kon dañoo juum jàngalekat yi point boobu la ñu teg bu dee waa beneen parti ci syndicaliste yi nee nañu gouvernement bi dafa bëgg divertissement dafa bëgg nit ñi fàtte yi gën a nekk farata ñu divertir nit ñi yóbbu leen seeni xalaat ak seen préoccupation ci leneen parce que école bi waaju ubbi mën naa ubbeeku ak perturbation ndax dañu amoon ay accords yoo xam ne signé woon nañu ko jàngalekat yi te respecté guñu ko ba léegi te jublu ci loolu woo leen jotaay waxtaan ak dialogue ak concertation moo gën a nekk farata di leen exiger leneen loo xam ni dafay indi tey ji ay perturbation maa ngi wax sànq ci abri provisoire boo demee fu mel ni Djeddah Thiaroye Kaw seen maire baa ngi dénoncé double flux muy classe boo xam ni lim bu takku ñoo fay jàng bu ñuy xëyee ñi dañuy gont di wane ni kon classe yi doyul jàngalekat yi doyul
am na ci salle de classe yoo xam ni ci ni ko Cheikh Dieng waxee la fay dem ëpp na téeméeri élèves bu ñuy xëyee ñiy gontu xanaa kon benn classe bi li koy fréquenté ëpp na ñaari téeméeri élèves tabax fa ay salle de classe ut ay jàngalekat gouvernement bi xam na ni loolu moo gën a nekk farata lan moo tax kon du jiital farata bu ñu waxee recrutement wu ay jàngalekat gouvernement bi annoncé na recruter lu toll ci 5,000 jàngalekat waaw loolu dañ ko rafetlu mais dafa am benn condition bu ci sawru seen teg te loolu xel mën na koo nangu nañu jël ñi nga xam ni dañu diplômé professionnellement am diplôme jàngalekat ñu recruter leen ñu nekk priorité bu ñu ca noppee bu gab bi motul ñu soog a jël ci ñi am diplôme académique waaye loolu la xel gën a nangu bu ñu ko teg ci recrutement boo xam ne ay quota politique lay nekk recrutement boo xam ni yaa ma neex lay doon recrutement boo xam ni du def lu dul continuer di gën a suufeel suñu qualité am njàng ci suñu école yi déjà cadre bi baaxul qualité bi baaxul li ko sabab faw ñu jeexat ko te loolu mënut am lu dul ci ñu séq waxtaan ak jàngalekat yi Abdoulaye Fane moo jiite union bi boot association yu boot way juru ndongo yi nekk ci Sénégal moom li ko gën a jaaxal mooy école yi nga waaju ubbi te am na ay école yoo xam ni ba léegi ñu ngi ci ndox mi dañu inondé waaw bu école ubbee ndax li des fi yëg école ubbi motul weer te fekk ndox mi nekk ci l'école yi te ñuy dawal seen programme boobu ñuy wax ubbi tey jàng tey monsieur Fane foog na ni loolu mënut a nekk ubbi tey jàng tey mënut a nekk ndax école yi nekk ci ndox mi te noppi guñu ngir tàqale leen ak ndox mi di wax ay waxu tenue scolaire di wax ay waxu vaccination jubloo guñu kon ci ngacc ci ndox mi nekk ci l'école yi foofu itam dina am perturbation ñu ciy fàttali gouvernement bi li gën a nekk farata te doon li leen gën a war ci wàll boobu gouvernement bi bari na ay dogal yoo xamante ni bii jël na ko ci wàllu njàng mi weesoo vaccination yi weesoo tenue scolaire yi ñun ñu woo leen ci wàllu jëli fi abri provisoire ñun ñu woo leen ci fexe jël ay jàngalekat yu doy waaye mu nekk njàng mu am qualité dañu leen di owaat ci laneen muy accord yi ñu signé woon ak syndicalistes yi te ba léegi si respecté guñu ko ba léegi ñu leen di interpeller di leen xamal ni ëllëg lu mën di am ci wàllu njàng mi gouvernement bi mooy responsable ndax bu fekkee signé na accord ak jàngalekat yi bu ko respecté wul moo ni woon waaw te sàmmwantewul ak kàdduk waawam kon perturbation mën na am cooxe ak jafe-jafe gi nekk ci wàllu njàng mi nag faaw ñu jàngat ko école privée yi bari nañu lool mais amuñu ay jafe-jafe ndax dañu bëgg a dem ba yegg ci privatiser lépp lu doon am njàng ci Sénégal te ñoom ñi jiite tey gouvernement bi ñi ëpp ci ñoom école publique la ñuy jàngee école publique bu Sénégal ñu war ko gën a dooleel war ko gën a kantanal ren li am ci wàllu tricherie ci ay examen war naa tiital gouvernement bu nekk bu fekkente ni bii ngàbbinu askan wi sérieux na ci baccalauréat bi nit solu na solug jigéen ni dafa am ku muy defal examen te fekk góor la loolee doon lu garaaw lu doy waar loo xamante ni bii danger la ci ni mu mën a ñàkkale fayda suñu ay lijaasa dañu ko coow ñaari fan ñetti fan fàtte ko keneen ku doon tricher ci wàllu BFM bi dañu ko coow ñaari fan ñetti fan mu passé alors ñu war a jël kon suñu ay responsabilité ngir sàmmanteeg li nga xam moo gën a nekk farata tey lan la ñuy doyee 5,000 jàngalekat yu amul ay salle de classe yu ñu jàngalee ndax classe yi ñoo doyul nu ñuy jële ay junniy jàngalekat di leen jàngaleeloo suñu ay doom ci ay mbaari sàqat yu jaan mbott si ndax jiit mën a génn duñu xalaat ci sécurité tout tànk yi lan mooy rôle tey bi ñu foogoon ni moom la gouvernement bi war a jouer moom la war a taxawee mooy fexe chaque année mu publier wane nombre salle de classe yi nga xam ni tabax na ko boole ci identifier ko mais parmi vous nous kan moo gis gouvernement bi cité identifier wan ñu nombre de salle de classe yi nga xam ni tabax na ko te loolu dafa bokkoon ci seen ay programme yëgoo leen ko gisoo leen ko wala nga xam ni publier wuñu ko ba ñëpp xam ko te loolu moo gën a nekk farata tey 10 milliards ci année scolaire 2021-2022 buñ ko dugaloon ci tabax ay salle de classe ñaata abri provisoire kon la ñuy wàññi ci Sénégal
10 milliards 2022 2023 10 milliards 2023 2024 kon léegi abri provisoire jeex ci Sénégal wala ndax nguur gi daa bëggul a jeexal abri provisoire juróomi junni jàngalekat yi ñuy annoncé di ko glorifié woo di ko ngandalu di ko publier partout anañu recruter gu ñu leen te wax naa ko ci njëlbéen bu ñu ko def mukk recrutement partisan mais nañ ko def ni ko Saourou Sène waxee recrutement bu ànd ak ki ñuy jël dafa qualifié recrutement bu ànd ak équité recrutement bu ànd ak gab bi fekk ñu awale ko ci yoon bi ñu leen di jëlee mais bu ñu leen jëlee ba noppi itam ba former leen sax fan la ñuy jàngalee loolu mooy question bi encore une fois ñu ngi interpeller gouvernement bu Sénégal am réew mënut a développer bu éducation ba développé wul bu enseignement ba avancé wul am réew mënut a honnête doxalin ñu ko jiite mënut a sérieux bu fekkee dañoo jël lépp lu tënk ci wàllu xam-xam soofantal ko tuutal ko néewal ko doole ci jamonoy nguuru Abdoulaye Wade li mu daan puuk réewam mooy 40% ci budget bu Sénégal dañu ko yemale ci wàllu éducation buñ ko gisee ak buñ ko gisul au moins doon nañu gëmloo nit ñi ni am nañu xemmemteefu dugal suñu xaalis ci wàllu njàng mi ngir mu développer ngir mu avancer mais gouvernement bi fi nekk tey est-ce que leeral nañu seen kanam ñaata ci budget pourcentage bi la ñu dugal jagleel ko wàllu éducation njàng mi sooxe na bu ñu ko xamee bu ñu ko xamul te xam nañu ko ndax ñu ngi gis li muy joxe ci ay résultats ndax ñu ngi dégg li nit ñi di wax ndax ñu ngi jot ay rapports yuy bàyyeekoo ci ñiy topp wàllu njàng mi ak seen ay situation alors waaye su ko fi wax nañu ñeneen ak ñeneen wax nañu fexe ba sauver année scolaire bi nañu fexe ba Sénégal am enseignement de qualité loolu nag mënut a am lu dul ni dafa lalu ci wàllu concertation dafa lalu itam ci kilifa yi bu ñu waxee ñu wax dëgg respecter seen ay kàddu li dox seen diggante ak jàngalekat yi ñu signé ko ni accord nañ ko respecter bu fekkee bëgg nañu njàng mu baax safaanu loolu ñoom ñooy responsable ci lépp lu am. alors fi ñu jeexale mooy yàlla Mawlana Xalixul Jalil musta yamale ku xam ak ku xamul ba tax mu laaj bu moo gën a xam tontu ba hal yastawa lazina yaalamuun wa lazina la yaalamuun xam-xam dafa am solo te loo xam xeebal ngir yokkat ci yonente bi nee na utlubul ilmi walaw bi sinin sàkku ji leen xam-xam donte da ngeen di dem ba Chine xam-xam dafa am valeur xam-xam dafa am solo waaye am na cadre boo koy sàkkoo tey ni ñuy mbambe yenn ci ay daara ci façon traitement bi ñu ni moom la ñuy def tout tànk yi tax nañu nekk ci daara yi ñëpp am beneen vision ak beneen orientation bu bees di def ay internat di encadrer xale yi di leen jàngal diine di leen jàngal ñu nekk ay bilingue di lekk français di lekk arabe waaye gouvernement bi moom lan la def comme avancement ci wàllu éducation ci wàllu enseignement loolu mooy question bi ñu koy laaj ci kanam tuuti nag dinañu yegg ak ñoom ci poñe leen laaj leen ay résultats parce que dañoo bëgg ci suñu réew mi enseignement bu baax ñu ngi leen di woo encore une fois le gouvernement nañu séq waxtaan ak syndicalistes yi jàngalekat yi ñoom ay pères de famille lañu dañu am ay doom syndicalistes yi ay pères de famille lañu dañu am ay doom yuy jàngi école bëgg seen ay doom tekki ci njàng moomee kon du ñu yàq njàng mi ñoom mais ay pères de famille lañu yuy liggéey kuy liggéey war nga cee gis sa bopp ak avancement ñoom bu ñu sañoon di jàngale ci école yu baax ci cadre bu baax waaye du ñu nekk ci ay suufi mbaar donte ay pères de famille lañu ñoom bu ñu sañoon du ñu xuus ci am ndox ngir jàngale ay xale fekk école yi inondé bu ñu sañoon du ñu jàngale ci ay école yoo xam ni du am ay table banc bu ñu sañoon du ñu jàngale ci école yoo xam ni élèves yi dañuy lal ay bassin baa ñu teg ay banc di ca toog di jàng jàngalekat yi bu ñu sañoon dañuy xëy ci cadre bu baax sangu ba set nekk ci situation bu baax dawal seen oto dem jàngale ji comme ni ko jàngalekat yi nekk ci àdduna bi yëpp defee nga xam ni dafa am lu ñuy incarné ndax ëllëgu réew mi ci loxo jàngalekat la nekk moom miy dugal xam-xam ci bopp tout tànk bi école a ngi waaju ubbi waaye dara leeragul ci année scolaire bi daraa ci leeragul ndax ba léegi xamaguñu ban tànk la ñi ñu jiite di fecce te war naa leer parce que nag am na benn situation ci wàllu école sénégalaise bëgg ak bañ dañ ko war a changer kenn du ko changer nag
ku dul ki ñu dénk suñu amee muy gouvernement bi. abonné leen MMD Média jot suñu ay vidéo joxe seen ay xalaat ak seen ay intervention jaa ngeen jëf.